waaw bisimilah rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax di leen ndokkeel tam surtout ci weer wi nga xam ni daanaka mu ngi dem à son terme di ñaan borom bi yàlla nañ ko àggale ak jàmm ci barke yonent bi dugg nañ ci bisimilah yàlla nañ ko àggati alhamdulilah. tey nag ñu ñëw na Haj Bokar di jàngat benn mbir mu am solo ci koor te ñu tuddee ko zakatul fitri wolof di ko wax azakay muurum koor. azakay muurum koor yonent bi aleyhi salaatu wa salaam moo ko jàngale d'abord sunna mu akkada la sunna mu akkada mooy sunna boo xam ne daanaka dafa mel ni farata njëriñ bi ni ngeen ko déggee ci suñu mbokk borom xam-xam yi niñ ko leeralee ci yi fi jàll di gërëm maam Ousmane Ndiaye di ko ziyaara dañ ko war a génne ci fan yu mujj yi fa tabaarakallaahu am na sax ñu ni ci fan yu njëkk yi parce que objectif bi d'abord mooy dimbali miskin bi nga xam ni mu ngi jëm ci feet ñu tuddee ko aïd baatu aïd ci arab mooy feet aïdul fitri bokkul ak aïdul adha donc ñaari feet yooyu la lislaam am donc feet bu ñu koy waxee mooy bésu mbégte bésu togg ay ñam dundal sa njaboot am ci yiw suñu borom donc moo tax but bi mooy lan ñu fexe ba bés boobu kenn bañ a yëg ni am na loo ñàkk ñëpp yëg ni ñu ngi ci feet ndax feet bu rëy la bi ci des mooy zakatul fitri muy azakay muurum koor su fekkee da nga koy génne d'abord kan moo koy génne jullit mu kallaf ki nga xam ni woor na koor yëpp dañ koy aj ci asamaan bu njëkk du dem léegi nag foofu nga laaj nga ni waaw sunna mënut a tóoj li nga xam ni moom mooy farata ahankeñ am na ci sunna yoo xam ni dañu foor boo xam ni ñoom àgg nañ ci tóoj farata ma jox la misaal koor yëpp dañ koy aj ci maanaam asamaan bu njëkk bi li koy yóbbu mooy maanaam zakatul fitr te koor mooy farata maanaam zakatul fitr sunna mu akkada la julli yi ñoom ñëpp boo ci julli du dem ba mu des salaatul wusta te mooy julli tàkkusaan ndax dafa foor moom boo jullee rek day dem mais boo jullee suba du dem boo jullee tisbaar du dem boo jullee timis du dem boo jullee gee du dem lan moo koy yëkkati witr donc moom it dafa foor boo xam ni moom am na ci moo tax am na xeetu sunna yoo xam ne ñooy tóoj farata pour ñu mën a dem azakay murum koor boo nekkee mukallaf nekk jullit woor nga da nga koy génne bu dul loolu sa koor du dem koor yëpp dañ koy aj diggante asamaan ak suuf comme ñu bàyyi ko xel bi ci des mooy nu muy toll na muy toll ñi ngi koy natt ci li ëpp li nga daan lekk ci biiru weeru koor bi li ëpp li nga daan lekk wala goxtam bi nga dëkk li fa gën a noot ci loo xam ni ñu ngi ko fay jëfandikoo di ko dogee ñun nag fii booy natt lu ci bari lu mel ni ceeb léegi nag da nga koy natt ci naka ci muddu nabi sallallahu alayhi wa sallam te mooy saa li ñuy tuddee maanaam saa nga xam ni mooy bu fekkee da nga jël loxo boo xam ni dafa diggu dóom yaatuwul tuutiwul nga jël tibb sotti muy li ñuy tuddee saa donc moom mi ngi toll ci ñaari saa lay doon donc dafay toll ci 1 kilo 800 borom xam-xam yi dañ koy arrondir def ko 2 kilos donc da ngay def 1 kilo 800 ceeb bi ci gën mooy nga def ko 2 kilos ngir mu wóor na la ni dina mat donc 2 kilos ceeb boo ko calculer dafay nekk ci misaal ñu ni la kilo ceeb mi ngi jar ci misaal 500 damay joxe misaal rek par exemple kilo ceeb mi ngi jar 500 donc booy génne 2 kilos yi dafay nekk 1000 francs ci misaal bu fekkee 1 kilo mi ngi jar 500 donc mu toll ci 1000 francs ixtilaaf nag am ci borom xam-xam dañuy wax ni ixtilaaful ulama rahma uute borom xam-xam yi yërmande xeet bi la am ñu ni da nga koy génn ci ceeb wala dugub wala fromage moom yow daal li ëpp li nga daan lekk ci loolu nga koy natt ci 2 kilos nga génne ko jox ko miskin yi kan nga koy jox alquran moo ñu ko leeral innama sadaqatu lil fuqarai wal masakin wal aamilina alayha wal muallafati qulubihim wa fi riqaabi wal ghaamirin wa ibni sabil faridatan min allah mi ngoog ñooñu nga xam ne ñoom la alquran tudd mooy juróom-ñaar yi ñu war a jox te mooy ki nga xam ne moom mooy faqir ki ñàkk ki nga xam ne amul mënul génne dépense weeram teg kooku dafa dañ koy tuddee li nga xam ne moom mooy faqir wala miskin mooy ku ñàkk wala ñi nga xam ne ñoom ñooy jël tabarakallahu azaka yi di ko joxe
wala ñi nga xam ni ay maanaam ay réfugiés lañ dañoo tumuranke wala ñi amee bor yu metti képp daal ku loru te amoo kooku mën nga ko jox zakatul fitre. léegi nag ixtilaaf bi am mën nañ ko génn ci xaalis wala ci li nga daan lekk la. yonent bi aleyhi salaatu wa salaam amul xadis bu wàcc certifié loolu ni kat nañ ko war a génn ci xaalis, amul xadis. ala kulli xaal ci wàllu sharia dañuy nangu li ñuy tuddee ijtihaad wala qiyaas yi nga xam ni boroom xam-xam ñi ngi koy def. ku mel ni xaamisul xulafaa yi muy Omar ibnul Abdul Aziz nga xam ne ku ci nekk xam na ni modèle la ci wàllu diine, ci wàllu bonne gouvernance. moom ci boppam moo njëkk a wax yaxal ni mën nañ ko génn ci li nga xam ni moom mooy xaalis, parce que moom li mu gis mooy boobu jamono amul woon maanaam monnaie d'échange, maanaam li doon wàllu ci wàllu échange ak yooyu, maanaam ci wàllu tabaarakallaa ay marchandises la daan doon da nga may jox ceeb ma jox la dëwlin, da nga may jox lii ma jox la nangam. boobu amul woon xaalis. léegi nag comme àdduna bi na mu tëddee fa tabaarakallaahu am na ay borom xam-xam yu wax ni mën nga ko génne ci xaalis. am na ñeneen ñu ni déedéet da nga koy bàyyi rek ca la nga xam ni moom mooy cosaan, ndax yonent bi àdduwu ci. waaye tamit yonent daam na wax ni aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafaa irrachidin almahdiyin. te ku nekk xam na ne Omar ibn Abdul Aziz référence la ci wàllu lislaam. moo tax am na ay borom xam-xam dañu gis ni nga jël ceeb kese nga jox ko nit mënu ko lekk kese, dina soxla dëwlin, dina soxla nàngam. kon nag jox ko ci xaalis man ànd naa ci ak borom xam-xam yi nga xam ni ñoom ñoo ko wax insha allahu taala. kañ lañ koy génne? da nga koy génne ci li ci ëpp mooy dañ ni balaa ñuy dem ci julli ji, avant ñuy dem ci maanaam place jullikaay bi. ndax bu ñu xasee ba julli ba noppi, même boo ko génnee am nga yoonu ku sarax tatawuan wala tabarruan, mais amoo yoonu ku génne zakatul fitre. léegi nag am ay borom xam-xam ñu ni waaw nañu natt ñetti fan yi daal bu jotee, maanaam bu ñu nee ñetti fan a ci des, teel leen ko jox moo gën. parce que comme dañ fay am problème de distribution, li ñuy tuddee tawzia, pour mën ko jox ñi nga xam ne ñoom ñooy miskin yi. kon li gën mooy génne ko 3 jours avant, nga xam ne di leen teel a préparer. bu dul loolu bési julli bi ngay gis nit ñi toog di julli, am ñoo xam ni ñu ngi wër di jël. te l'islam da ngeen di xool esprit ba muy demee. mooy lan? zakatul fitri lan moo ko tax a jóg? mooy lan? mooy fexe ba miskin bi bés boobu mu feetu. moo tax man ma d'accord ni mën nga ko génne ci xaalis, parce que moom su boobaa dina xam li mu ci mën a jënd, moo xam lekk naan, moo xam tissu, moo xam maanaam xottil ba muy xottil ay doomam. te loolu mënoo jël ceeb di ko ci def wala ci dëwlin. donc loolu il faut que tam la maam Cheikh El Hadji Malick doon wax ni afdalul ilmi ilmul xaal, xam-xam li ci gën mooy nga xam sa jamono. Sëñ Babacar dana wax nuru sa jamono moo gën nuru sa bàyyi. donc yooyu il faut que borom xam-xam yi am ci benn ouverture d'esprit tuuti, bañ ci teeng ba mu ëpp. ñu koy yassiru la yonent yàlla Muhammad daan wax, de leen yombal wala tuassiru, bu leen jafeel. bépp orientation tawjih wala irshad bu ñu joxe boo xam ni du génn base diine aslu bi, ndax usul yi seetlu leen du am ixtilaaf, lu ci bari ci furuwaay lay am. te loolu dañ koy nangul borom xam-xam yi, ndax ixtilaaful ulama rahma. donc li gën sax am na borom xam-xam yu àgg ci ni bokkat mën nga ko génne sax bu weer wi teroo rek, mën nga ko teel a génne, teel leen ko jox ñoom. su boobaa ñu mën ko jëfandikoo. ni nga koy génnee nag mooy képp koo xam ni sa dund moom yow sa dund ci moom la aju. ci misaal sa soxna yaa koy génneel, ndax yow yaa ko war a dundal. sa doom yow yaa yor dundam, donc yow yaa ko koy génneel. li ñu alxuraan jàngal wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil maaruf. mbindaan bi ci kër gi nga xam ni moom it yow yaa koy dundal, yow yaa ko war a génneel. ba ci xale bu doon doog a judd tey, même bu fekkoon xale bi judd na tey lu jiitu fajar bi ñuy dem julli ayit, imam Malik mu ni su boobaa yow moom it yow yaa koy génneel. dem na sax ba Abu Hanifa dem na ba ni même boo amoon gan mu jógee dëkk ba ñëw rek teew fekk nga koy génne, da nga ko koy génne waaleel. donc noonu la képp ku sa dund daal war koo xam ni yow yaa koy dundal, su boobaa maanaam mi ngi ci sa tutelle, yow yaa ko koy génneel fa tabaarakallaahu. donc noonu lañ koy génnee, teel ko joxe nit ñi. dina nga gis nag ñu ko génne joxe ko ci jàkka yi fa tabarakallah, pour parce que dañuy xam ni maanaam miskin yi duñu bañ a dugg ci kër yi nga xam ni buñ ko dajalee ca jàkka ya, miskin yi ñoom dinañ xam ni jàkka ja mooy barab bañ koy jëlee, nga xam ni dañ fay mën a dem mubasharatan mën ko jël.
donc loolu mooy zakatul fitr. l'islam nag diinay dimbalante la, diinay jàppalante la, diinay tadaamun la, li ñuy tuddee solidarité. wa taawunu ala albirri wa taqwa wala taawunu ala al-ismi wal udwan. kon nag foog naa bu fekkoon lii sax état bi jël na ko en charge mën koy def fa tabaarakallah, foog naa problème pauvreté yu ci bare bari ci wàllu azaka foog naa mën na régler lu bare bari. donc yàlla nañ ci àggat jàmm, yàlla nañu yàlla nangul suñu koor, yàlla nañu doon suñu koor. ñu ngi lay sant xaaj boobu di nuyu mbokk xadara bi, mbokk maanaam aalamul islaam yi yëpp di ziyaara ñëpp di leen ndokkeel seen mbokk Imam Jalil Kouaté. wa aaxiru daawanaa alhamdulillah.